nuyuwaat leen di doore xibaar yi ci mbiru François Mancabou mi nga xam ni dafa génn àdduna démb ci guddi mu jur coow bu bari ci réew mi ki nga xamante ni moom mooy François Mancabou xam ngeen ne keroog bi manifester amee dañu ko jàpp ci ñooñu ñu boole ko ci ñooñu ñuy wax force spéciale li ci mën a am mooy ne procureur de la République léegi la pare point de presse am nee na François Mancabou moom si boppam moo doon dóor boppam ci miir bi ba jëlee ci ay gaañu gaañu bu ñu ko yóbbee ca commissariat ba ndax nag yor nañ ci wàllu wi ay vidéo yoo xam ne firndeel na kenn torturé wu ko moom moo gaañ boppam bu ñu ko yóbboo hôpital fa la faatoo dañ ciy déglu procureur de la République di Amady Diouf. li xew nag mooy mënuloon ñëw parce que dafa gaañu woon d'après information man yi ñu ma jox procureur te PV bi te enquêteurs yi wax ma ko que moom on ne sait pas pour quelle raison xamuñ lan moo tax gàcce la angoisse la remords la je ne sais pas vraiment pas kenn mënu ko wax fu mu toll nii parce que enquête bi biñ tijji loolu moo ko war a élucider xëy na mu tëb di mbëkk miir di mbëkk grille et moom rek moo ko fa def parce que ñi ci des dara dalu leen bi mu ko fa defee nag gaañu na gaañu boo xam ne yoon mayetu loon ak état de santé mayetu ko en réalité ñu defere woon ko maa ngi bëgg a wax nag ne enquêteurs yi yor nañ ay caméra vidéo yoo xam ne incident bi yi ci am yu ci bëri mën nañu ko documenter par des vidéos et des caméras de 13 minutes yoo xam ne wax naa leen ñu indi ko ñu dugal ko ci enquête bi nga xam ne jox naa ko waa division des investigations criminelles enquête boo xam ne sama autorité directe lañ koy defee. Procureur wax na ko enquête bi dina am te ci autorité directam lay doon lu ci mën a am famille François Mancabou ñoom mbir yi leer nañ la ñu bëgg yëkkati nañu ay kàddu jaarale ko ci seen avocat maître Amadou Diallo nee nañu ñoom li ñu bëggoon sax mooy certificat genre de mort waaye li ñu leen jox mooy avis de décès te sax nee nañu nag laataa ñuy jébbal ki nga xamante ne mooy François Mancabou boromam lu ñu bëgg mooy nañu ko autopsier ba mbir yi leer ana lu xewoon keroog ca commissariat ba laata ñuy gis ci yaramam ay gaañu gaañu dañ ciy ànd ak Marcel Farba Maroun. dee bu ñu mën a wax ne accident la moom moo ko yóbbaale bu ñu sukkandikoo ci avis de décès bi nga xamante ne hôpital principal moom moo ko bind. waaye ay organisation des droits de l'homme yu mel ni Amnesty International di exiger benn autopsie te ñu tijji tamit l'enquête ngir xam lan moo yóbbaale François Mancabou ki fi nekkoon président Ligue sénégalaise des droits de l'homme di maître Assane Dioma Ndiaye daal di fàttali ne convention des Nations Unies buy xeex lu jëm ci wàllu torture te Sénégal daal koy ratifié day exiger tamit ngir ñu ubbi l'enquête ci ni mu gën a gaawee mu doon l'enquête bu impartiale te indépendante bu fekkee ne dañuy wax ne dañoo torturer benn détenu ba léegi nii fukki doomu aadama te ñu wax ne dañoo bokk ci force spéciale lañ daal di inculpé te placé leen sous mandat de dépôt François Mancabou nekkoon fukk ak benneel ci membre yooyu te ñu gaañoon ko bañ koy garde à vue dañ ko hospitalisé woon ci hôpital principal mujjantal bi nag du musa janoog procureur gannaaw ba mu gaañoo mercredi ci guddi bu ñu sukkandikoo ci conseil am di maître Patrick Kabou François Mancabou mi nga xamante ne dañ ko jàpp fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru juin bi passé ca manifestation yi ñu tere woon moom dara sonalu ko woon ci yaramam balaa moo yegg ca bloc opératoire laata moo gaañu nag médecin bu njabootam daal di tànn jot na kaa consulter waaye laaj gi ñu laajoon ngir ñu transmettre dossier médical boobule médecin mujjuñ ko def bu ñu sukkandikoo ci xibaar yu ñu njëkk jot ngir ñu gën a xam kii di François Mancabou mu ngi juddu juróomi fan ci weeru février atum 1971 tolloon kon ci juróom fukki at ak benn mu nekkoon fi agent de sécurité ci benn structure de la place mu amoon nag expérience ci wàllu kaaraange mu bokkoon sax ci garde rapproché ki fi nekkoon ministre des affaires étrangères di Cheikh Tidiane Gadio ñuy fàttali ne takk der yi dañ daal di gis ci biir këru François Mancabou te ñu ko doon tuddee vieux gradé benn gànnaay de type Walter calibre 22 LR ak ay munitions yi nga xamante ne bu ñu sukkandikoo ci l'observateur yooyu la bëggoon jëfandiku ngir attaquer force de défense et de sécurité yi.
lu ca mën a am wax naa leen ko sànq avocat ñi nga xamante ni ñoom ñooy njabootu ki fi génn àdduna di François Mancabou nee na ñu ne mbir yi leer dañuy déglu maître Amadou Diallo ki taataan ay kàddoom di Habib Faye Alioune Diagne. François Mancabou ñun am nañu ay information yu firndeel ni effectivement dañ ko torturé loolu moo ko indi fii hôpital principal et certainement loolu moo tax mu gaañu donc fu mu nekk nii famille François Mancabou dañu bëgg a dëgg bi feeñ dëgg bu muy feeñee nag il faut ñu ordonner autopsie jox dossier bi benn médecin bi nga xamante ne am na indépendance am na neutralité am na compétence requise yëpp su boobaa nag pour médecin boobu mun a dëggal ñoom lu ñu xalaat lu ñu xam parce que François Mancabou ay torture lu ñu ko def au niveau de la police ñoo ko rey et il faut aussi préciser parce que François Mancabou le 25 juin 2022 lañ ko indi fii hôpital principal et 25 juin 2022 ba léegi kenn xamul si yoon si ban régime la nekk parce que nekkul en garde à vue nekkul en mandat de dépôt puisque benn juge entendre ko pour médecin mën a xam dossier médical bi ñu bañ jox médecin boobu dossier médical bi ñu jàpp ni déjà ba muy dund sax déjà fekk ñu dóor ko tuuti ñu rey ko eh bien ak yàlla dañ ko violé compétent yi jël ay décision pour suñu bëggee xam dëgg bi def autopsie pour ñu mën a xam ban poursuite la ñuy def parce que autorité judiciaire war nañu mën a ubbi enquête pour xam kan moo def lii François Mancabou François Mancabou ñu koy topp xam ay actes de terrorisme yu mel noonu mais man jaaxal na ma lool nga xamante ne yow rek benn matin jàpp ko amuñu benn élément bi nga xamante mën na ko impliqué ñu koy téye di ko dóor pour mu nangu ni moom bokk na ci loolu c'est inadmissible. Pape Mamadou Seck moom tamit dañu ko jàppoon ñu gis ne dafa feebar ñu yóbbu ko ci pavillon spécial ca kaso ba nga xam ne ma nga ca hôpital Dantec pour faj ko waaye xam ngeen ne dafa daw kenn xamul fan la nekk lu ci mën a am mooy ne Ousmane Sonko jiite Pastef nee na Macky Sall si boppam lay waxal na wax ana fan la Pape Mamadou Seck wax bu weesoo Macky Sall l'ensemble du gouvernement nee nañu wax lan moo xew ci mbir moomule dañu koy déglu ci micro Mamadou Fall. dégg ngeen kaawu xale bu ñuy wax Pape Mamadou Seck ma koy wax Macky Sall wax ñu foo dugal Pape Mamadou Seck parce que comme ñoom ay assassin lañu rey nit du dara ci ñoom bu dee dañ ko rey ba pare di ut nuñ koy habillé ñoom daal dañ ñu wax ñoo jàpp doomu jàmbur sosal ko créer ay dossier seen procureur bi nga xam ne li ma wax démb rek laay waxaat. li tax ñu teg ko fi xam nañ ko lii diggante ak Macky Sall depuis Kaolack ba Fatick ba fii xam nañ ko na génn leeral Sénégal yi fan la dugal doomu jàmbur bu ñu yaakaaree ni mën nañu intimider nit ñi dañuy nax seen bopp créer seen dossier terroriste seen dossier rébellion seen dossier lii seen dossier là ñoo koy xaar ci taatu ndaal Macky Sall ak ñi mu àndal ñu koy dal xaaf nit ñi élection yii bu foogee ni dina ko sàcc mu romb doon day nax bopp lu ci mën a am ci mbiru Pape Mamadou Seck moomule ki nga xamante ne moo jiite administration pénitentiaire di colonel Jean-Bertrand Bocandé jàkkaarloo na ak taskatu xibaar yi ci point de presse ñëwaat ci mbir moomule nee na dañu ko yóbbu woon ca pavillon spécial ndax dañoo gis ci moom feebar Pape Mamadou Seck ñu wax ne moom itamit ci force spéciale yooyu nga xamante ni lañ fi doon wax bi manifestation yi amee ca la ñu ko tegee woon loxo moom itamit ba ñu ko yóbboo mu daw kenn xamul ba léegi fan la féete ki nga xamante ni moo jiite administration pénitentiaire jàkkaarloo na si ak taskatu xibaar yi leeral yeeg Alhassane Ba ak Pape Sangone Mbaye. li ñu bëgg mooy lépp leer ci mbiru moom Pape Mamadou Seck bi nga xamante ni dafa rëcc pavillon spécial bu hôpital Aristide Le Dantec te jamono ji ay laaj yu bëri samp jëm ci mbiram ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru juin lañ ko def mandat de dépôt benn fan lañ ko yóbbu ca pavillon spécial ndax wér-gu-yaramam demeewutoon noonu juróom-ñeenti fan lañ ci teg mu rëcc. sous-tenteur bi nag da ko indaale ñi nga dossier médical am ci guddi juróom-ñeent jëm fukki fan ci weer bi ñu nekk lañ ma woo ne ma Pape Mamadou Seck dem na def na ay pexem ba nax na ñu ko waroon saytu ba dem na loolu mooy lu am te loolu mooy dëgg bi.
administration pénitentiaire nee na ku mu neex nag mën nga samp say laaj def say analyse wala def say commentaire waaye nag mbir mi nii la tëddee jàpp na ni moom directeur bi Jean Bertrand Bocandé seen responsabilité ci yëf yi lu wér la. dem na waaw mais naka la def ba dem loolu ñu ngi ciy saytu am na élément yoo xam ne am nañ ko mais loo gis rek balaa ngay wax appam dafa war a jot xam nga évasion su amee ñëpp a ci am parce que c'est un délit yow mii ñu dénk surveillance bi am na ay charges yoo xam ne mën na peser sa kaw parce que ak lu mu di xaw négligence moom il faut mu topp la jël nañu ay mesures conservatoires également xam nga ne évasion fu mu amee day am enquête judiciaire ñun ñi nekk administration pénitentiaire war a yore kaarangem am nañ ci responsabilité te liñ ci war a def lépp ba situer responsabilité yi benn ñaar li ñu dal du ñu dalaat dinañ ko def mais tamit lent am na kii dem am na responsabilité parce que moom moo choisir dem. ab avis de recherche ak arrestation jot nañ ko lancé juge ñaareelu cabinet bu tribunal waaye itam procureur de la république police ak gendarmerie jot nañ leen xabaare li ni mel ñu jàpp ni moom Pape Mamadou Seck mi ñu jàpp ni dafa bokk ci groupe boobu ñuy duppee force spéciale wergu yaramam demeewut noonu tax na ba moom jiitalu administration pénitentiaire sàkk si moom mu dellu si xelam. ñu wax ci wàllu baccalauréat général bi nga xam ne door na tey jii ci Sénégal wërngal këpp ki nga xamante ne mooy directeur office du bac ànd ak délégation bu takku nu mu koy defee saa su examen amee dem na si yenn école yi dem na ca Saint-Pierre naka noonu ci lycée John Fitzgerald Kennedy lu ñu gis mooy ne bac scientifique ña cay composé daanaka barewul état bi nag nee na daal dinay tëral benn stratégie nationale pour daal di inciter ndaw ñi ñuy gën a jël wala boog ñu gën a gis seen bopp ci série scientifique yooyu de dañ ciy ànd ak Mariem Ndiaye ak Alioune Diagne. tey la bés bu njëkk ci baccalauréat général ren li ñu daan seetlu ci at yu weesu rek la ñu nemmeekuwaat candidat yi def série xarala dañoo néew. fanweer ak juróom-ñetti centre moom lañ am ci Ndakaaru pour 2,000 ak juróom-ñetti téeméer. ak yeneen ñaar téeméer ak fukk ak juróom-benn candidat jigéen ñi ñoom ñoo ëpp effectivement góor ñi mais beneen observation bi ñuy def mooy ci seen biir téeméer boo gis ñaar fukk yi ak ñaar ñoom ñoo nekk ci li ñuy wax série scientifique yi maanaam série xarale yi. waaye nag ngir joyanti lim bu néew boobu ministère bi ñu dénk njàng mi ngi togg ay pexe ngir gën a fésal xarala te xemmeem loo ko ndongo yi. am na ay pexe yoo xam ne ministère mu ngi koy jéem a def am na ci ay lycée yoo xam ne dañ ko tudde dañ ko def mu nekk ay lycée d'excellence comme lycée à Mariama Ba Diourbel bi tamit barki dem la fa Miss fi dem yóbbu fa matériel bu am solo ñu ngi organiser benn concours Miss mathématique Miss science. résultat wu bac technique génn na te dal na xel téeméer boo jël juróom benn fukki yeeg ñaar am nañu. waaw bac technique bi jeex na mais résultat yi ñu am foofu moom du mën a impacter bu baax ci résultat wu bac bi parce que bac technique booy xool téeméeri candidat yoo jël ñaar yi ñoom ñoo doon def bac technique. léegi ñooñu candidat yooyu résultat bi ñu am mooy téeméer boo jël ci ñoom juróom-benn fukk ak ñett yi ñoom ñoo jàll juróom-benn fukk ak ñaar ak lu tap ñoom ñoo jàll waaye nag chiffre boobu bu ñu ko waxee dafay nëbb ay mbir ci biir mais loolu li ñu ci gën a mën a jàpp tam mooy série bi nga xam ne mooy STEG nga xam ne moom moo gën a bari ay candidats presque téeméer boo jël juróom-ñeent fukk yi fa la ñu ne série boobu ñoom téeméer boo jël juróom-benn fukk ak ñett yi ñoo jàll xañ na loolu moo waral boo jëlee globalement téeméer boo jël juróom-benn fukk ak ñaar ak lu topp tam jàll fa. 147 673 candidats ñoo tàmbali bac bi tey si 465 jury li ëpp si ñoom nag série littéraire kilifa yi organiser examen bi nag nemmeeku wuñu benn rëq-rëq donte lu ëpp ñaar fukki candidat. bu ñu demee ci lycée Sergent Malamine Camara ñoom nag bari nañu lool ay ndongo yoo xamante ne ñi ngi doon composé ñu daal leen tas ci ñetti jury foofu nag luñ ci seetlu mooy aspect sécuritaire bi daal dinañ koy saytu bu baax a baax portable yi nga xam ne moom la ndongo yi yoroon lépp ñu nangu ko ki nga xamante ni mooy jiite centre ba di proviseur lycée ba moom nag li mu wax ne jël nañu matukaay yépp ba examen bi jaar ci yoon dañ ciy ànd ak Fatima Touré Yaya Diallo.
seen lim tollu na ci junni ak juróom-ñeenti candidat ñu nar a sëgg ci bac général bi fii ci lycée Sergent Malamine Camara fii nag lépp loo xam ne aspect sécuritaire la bàyyiwuñ ko mu des ginnaaw benn yoon. Les téléphones sont interdits mais terewul xale yi dañu ñëw ak seen téléphone mais foog nga rappeler leen rek ne leen bàyyi leen téléphone yi foofu ci portail bi bu ngeen seetloo foofu liñ fa bàyyi ci téléphone bari na lool. donc yooyu yëpp ci organisation bi la bokk rek pour ñoŋal examen bi fexe ba examen bi jaar yoon. ci jury 999 nag mu am ay absent yu bari. ñaari série lay gérer L' ak L2 globalement L' bi 173 candidats lañ L2 bi 192 candidats lañ. donc boo leen boolee mu nekk 365 candidats. donc ñaari série yëpp confondu c'est 19 absents globalement pour le jury 999. ndongo yi nga xam ne nag ñoo nekkoon di sëgg di def li nga xam ne nag moo di philosophie bi ñu génnee ñoom li ñu jàpp ni nag mooy sujet bi doon na li nga xam ni rek abordable na ci ñoom. am na ci épreuve yoo xamante ne dañ ko doon gis classe di ko traité ak suñu professeurs yi moo tax bu ñu ko joxee idée yi day ñëw normalement comme boo nekkee classe rek. yow ba série nga nekkoon. man L2. L2 waaw. sujet 1 laa jël pour être libre faut être maître de soi. pour laa jël. de quoi ça parle ci yow nu nga ko xalaatee. ah ça va la liberté du libre arbitre. et aussi il y a l'antithèse et l'antithèse c'est différent parce que comme on dit il y a qu'une seule thèse mais 1000 antithèses. bac général bi nag daal di door tey ci jeudi bi ay ndongo yu bëri nara rek daal di dem jongante ngir daal di am seen diplôme universitaire bu njëkk waaye fii ci lycée Sergent Malamine Camara ñu koy woowee Limodak lépp loo xam ne nag dispositif la jël nañ ko ngir rek examen bi daal di mën a jaar ci yoon. te Fatick itam examen ba jaar na yoon ndongo yi daal dinañuy tàmbalee philosophie comme ni ko ñeneen ñi defee muy autorité académique yi daal dinañuy wër yenn ca lycée ya lu ñu gis mooy ne examen yi jaar nañ te yoon te mesures yi nga xam ne jëloon nañ ko ci CRD ba fa amoon laata examen yi yëpp respecté nañu ko dañuy déglu Cheikh Yaba Diop bu IAB ak ki Sémou Diouf moom mooy adjoint gouverneur de Fatick ki taataan seeni kàddu mooy Aminata Goudiaby bi ak Abdou Karim Bey. si lim mën nañu wax ni candidat yi toll na si juróom-ñeenti junni ak juróomi téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-ñett dañ leen a tas nag si centre d' examen yi nga xamante ni si moom lañu am si académie bi toll na si ñaar fukk ak juróom-ñeent centre principaux ak fukk centre secondaire loolu lépp nag buñ ko xayma toll na si fanweer ak ñeent jury di wax ni tey li ñu gis dal na suñu xel centre yi ñu jot a visité muy Xaar Ndofène Diouf ak Koumba Ndofène Diouf matuwaay ñu jëloon yëpp gis nañ ñu yemb na. rafetlu nañ bu baax a baax disposition yi nga xamante ne jël nañ ko aussi bien par les autres académiques notamment l'inspecteur d'académie ak ñi ko wër ñëpp ak tamit collectivités territoriales yi ak l'ensemble des partenaires yi nga xamante ni ñoom ñoo ñuy gunge ci wàllum éducation donc li ko waral nag moom mooy ni teniroon nañ tamit réunion laata ñu yegg si ci lii réunion boo xamante ne chef de service yëpp sécurité waa Croix-Rouge waa collectivités territoriales yi ñëpp teewoon nañ ku nekk tamit jëloon nay engagement te gis nañ ni tey biñ ñëwee tamit sur le terrain gis nañ ni engagement yi ñëpp jëloon respecté nañ ko. ba tey baccalauréat 2022 bi dañuy dem ba Ziguinchor foofu itam gisuñu fa benn jafe-jafe autorité académique ya bu ñu xëy itam daal dinañuy wër école boobu école wala lycée ya nekk foofu ca Ziguinchor daanaka examen bi ñu ko tàmbalee jaar na ci yoon dañ ciy déglu Cheikh Faye mooy inspecteur d'académie bu Ziguinchor ci micro Lamine Ba ak Lamine Mandiang. cappaandaw bi li ñuy gis rek moo di ne dañuy rafetlu bu baax d'abord préparation matériel établissement yi. biñ paree tournée bii nii gis nañ ne en tout cas liñ joxoon comme mission chef de centre yi ñoom wàccoon nañu ak en tout cas seen i wareef parce que centre yi organisé nañ leen bu baax set nañ numéroté nañ leen affiché nañ numéroté nañ ba pare liñ ci gën a rafetlu moo di ne lépp loo nga xamante ne côté étanchéité salle yi la ñoom ak électrification bi maanaam fexe ba salle yi bañ a
concerne loolu yëpp ñoom wàccoon nañu ak disposition yooyu ñu leen di jaajëfal bu baax ci préparation boobu noonu di rafetlu itam teewaay bi nga xamante ne surveillant yi convoqué teew nañ fi en masse ñoom ñëpp ñu ngi fi ak ñi nga xamante ne dañ leen convoqué pour secrétariat bi ñoom itam ñu ngi fi. correcteurs yi chef de président de jury nee nañ ñii ñëw nañ ñii jël nañ contact ñu ngi ci yoon donc gis nañ ne donc examen bi ñu ngi koy amal ci anam yu gën donc yu mucc ayib fii ci région bu Ziguinchor. buñ demee Ndar tey jii kontaan nañu lool ndax nag am nañu aéroport international ñu duppee ko ndem si yàlla Ousmane Masseck Ndiaye tey jii la ko président de la République daal di koy inauguré aéroport ba nag li ñu ko defaree toll na ci ñaar fukki milliards ak ñett ci sunuy koppar dañuy déglu le président de la République Macky Sall. Saint-Louis mérite donc cette plateforme aérienne moderne. Saint-Louis dafa mérité tey daa dem aéroport boo xamante ni aéroport bu mucc ayib la aéroport boo xamante ni toll na ci ñaari junni ak lu teg ci lii di piste bi loolu nag li tax mu am ko rek bokk na ci gën ko daal di taaral waaye tamit fexe aéroport bi lépp loo xamante ay norme la yoo xamante ni ci wàllu bitim réew dañ koy respecté ñu nit ñu daal koy respecté aéroport boo xamante ni itam ci wàllu secours yi li nga xamante ni indi nañ ko ci ay xayma ci matériel takku na lool li lépp nga xamante ne def nañ ko ak équipement yi nga xamante ni indi nañ ko ci aéroport bi day répondre ci exigence yi nga xamante ni jëm na ci wàllu navigation aérienne liñ ci dugal nag toll na ci ñaar fukk ak ñetti ci ay milliards ngir jàppale Ndar mu daal di gën a mën a ubbeeku. Travaux s'élèvent pour Saint-Louis à 23 milliards 262 millions de francs CFA. ci jamono gi nga xamante ne campagne électorale la ñu nekk te président nekkul candidat ci élection yi am na nu ko yenn ci opposants yi gisee nag dañ ciy déglu ki nga xamante ne moom mooy Aba Mbaye ñu investir ko ci liste Yewwi Wallu bu département bu Ndar dañu koy déglu moom Aba Mbaye. mu mel ni kon élément boobu ñëwul dañuy daal dem ci département bu Louga moom nag bokk na ci département yi nga xamante ni moom moo gën a dellu ginnaaw ci Sénégal ci gis-gisu Yewwi Askan Wi Mansour Sall moom mooy maire bu commune bu Njaañ daal di ne ñaawlu li nga xamante ni am na ay jafe-jafe ci wàll wi dañu koy déglu. bi yegg intercoalition Yewwi Wallu fii ci diwaanu Louga fas yéene dem ci askan wi ci département bi yegge leen seenu programme. génne jafe-jafe yi nga xam ne si moo nekk si commune yi nekk si département bi yépp pour bu ñu yàlla mayee ndam ñu mën koo àggee fan ko war a àggee ndax département bu Louga jàpp nañ ni bokk na ci département yi gën a retard ci Sénégal suñu député yi ñu amoon ci législature bi génn jàpp nañ également bokk na ci député yi gàccaal département bu Louga. Mansour di tête de liste coalition bi jàpp ni département bu Louga ñàkk ñu ko taxaw moom moo tax ba secteur boo jël rekk fekk fa ay jafe-jafe yu bari. ñëpp xam nañ ni département bu Louga seen ndaw ñi dañu jël gaalu locce yi di jëm bitim réew li waral loolu mooy ñàkk bërëbu liggéeykaay waaye am xëy bu mën a nekk pour mën a saafara seen i bëgg-bëgg moo tax bëri na suñu morom ndaw yoo xam ne si ñu bëree bëri suñu borom moom na leen bu dee si wàllu wér-gu-yaram gis ngeen jafe-jafe yemoon bërki démb fii si hôpital Amadou Sakhir Mbaye ñëpp xam na ni plateau médical bi des na ñëpp xam na ni également dans les communes fu mel ne Kër Momar Sarr fu mel ne Sieur fu mel ni Gandé gis nañ ne am na ay déficit ci wàllu ay poste de santé. moom meeru Njaañ bi daal dinay àddu tamit ci jafe-jafe yu nga xamee ne rek am na ci wàllu mbay mi fii ci diwaan gi. ñëpp xam nañ ni Louga moo ëpp lu muy produire ci wàllu ñebe ndax presque 70% de la production au niveau national ci département Louga lay jógee waaye ñëpp xam na ne suuf bi nekk Louga dee na amul benn jumtukaay wala benn matukaay boo xam ne ci gouvernement bi jël na ko pour taxaw suñu mbokk baykat yooyu pour ñu mën a produire bu am rendement bu baax mu mën a jëriñ askan bi. mbooleem jafe-jafe yooyu nag moom la intercoalition bi tënk fas yéenee dem ci askanu département bu Louga yegge leen ko waaye itam sàkku ci ñoom ñu votal leen ngir bu ñu yeggee ci assemblée nationale man faa jàmbat seeni soxla.
Ngaye Mékhé la ñu jëm ci département bu Tivaouane foofu nag centre de santé ba am na coow ki nga xam ne moo yor district sanitaire ba dañu koy tuumaal ne ni mu yoree centre de santé bi baaxul ñi koy tuumaal moom mooy mouvement aar suñu gox bu nekk foofu ca Mékhé nee nañu itam dañoo jël groupe électrogène yi nga xam ni dafa paan ñu daal di koy jaay te amuñu ci benn autorisation ki nga xamante ni moom la ñuy tuumaal àdduna ci accusation yooyu le dañ ci ànd ak Cheikh Anta Diop ak say lettre. ay association bokk ci kuréel gi ñu wax mouvement ànd aar suñu gox nekk fii ci Ngaye Mékhé ñoom ñoo génn indi leeral ci centre de santé bi ni muy doxee nee nañ gestion bu doy waar moo nekk ci biir centre de santé bi Abdou Niang di ci joxoñ baaraam ak tuuma médecin chef district bi ak ñi jiite comité développement sanitaire bi. district sanitaire bu Mékhé ëllëg dana nasaxal hôpital bi muy lan une mauvaise gestion le médecin bi nga xam ne mooy Ibrahima Soxna nekk fi ak équipe bu CDS bi nga xam ne ñoo fi nekk te seen mandat jeex di ko doxal ci biir hôpital bi benn bi gën a garaaw mooy jaay nañ groupe électrogène bi fi nekkoon ñaar il se permet sax di wax ni feeraay la tey benn groupe bi jaroon 2 millions ñu jaay ñaari groupe yëpp à 1,9 million francs président conseil d'administratif bi jëlul décision bi le maire n'était pas au courant même ay ordre de mission daf koy defar ki turam ñoo ngeeg preuve yi bu bëggee nañu attaquer en justice mën nañ ko justifier mais li gën a garaaw waa Ngaye war koo xam tey mooy bi oto yi paanee oto dafa jëli mécanicien Kaffrine bàyyi suñuy mécanicien ñoom xayaa ñi ko daan defar ñi exiger à ce que ñi renouveler CDS. Ibrahima Soxna di médecin chef district sanitaire bu Mékhé nee na de du ci indi benn tontu waaye nag jox na kàddu gi kii di trésorier général bu CDS mu indi ci leeral. groupe yooyu ñuy wax ni dañ koo jaay aussi toog na 6 ans fonctionné wul actuellement centre de santé bi am na ñaari groupe yoo xam ne mën naa doxal quartier Mbambara bi yëpp waxtuma la ak centre de santé bi defe naa procédure bi yëpp respecté woon nañ ko xaalis bi ñu jaayee groupe yi fiche yi ñu ko versé ci banque ba commissaire au compte bi ñëw na ba vérifier ko ban woon ko ambulance bu ñuy réparé moom defe naa CDS mooy tànn ki koy réparé médecin bi fi nekk muy Ibrahima Soxla bi mu fi ñëwee ba léegi évolution ben fi am ci diir bu gàtt mosuñu koo am ak benn médecin. ñaxtukat yi nee nañ ay bataaxal préfet gouverneur ngir lii ñu taxaw ci indi ci leeral fii ci centre de santé bu Mékhé. jeexalee ak wàllu sport ndax Kalidou Koulibaly dina mën a adapté wu ci sport anglais ki nga xamante ni moom mooy entraîneur am di Cheikh Gueye ne waaw ndax nag Kalidou Koulibaly dafa am talent ba fu mu dem rek mën faa adapté wu dañ ciy ànd ak Cheikh Sadibou Diarra. ak Chelsea Kalidou Koulibaly dem na ci benn ci club yi gën a màgg ci Europe ak juróom-benni raaya yi mu jël ca Angleterre teg si ñaari Ligue des champions défenseur sénégalais bi atam toll ci fanweeri at ak benn yëg na ci beneen niveau wante kenn amul njàqare ci moom. bu ñu sukkandikoo si football ak li nga xamante ni moom la Kalidou Koulibaly wane si at yi si Italie mën nañ jàpp ni choix bu baax la Angleterre la gis nañ ni Kalidou Koulibaly ku xarañ la si li nga xamante ni moom mooy wàllu défense gis nañ mu nekk koo xamante ni ku xarañ la si jumtukaay bi nga xamante ni moom la défenseur war a am muy li ñuy wax njëkkante bala ñuy passe attaquant bi wala njëkk bal si attaquant bi bu fekkee laaj na bal bi wala aussi njëkkanteeg attaquant su fekkee ñu ngi koy sànni bal si ginnaaw yooyu yëpp boo ko boolee day nekk loo xamante ni lu am solo la si défenseur ba nga xam njort nañ ni fële si Angleterre war na fa mën a def ay mbir yu mucc ayib yi nga xam moom la doon def fële si Italie. partenaire Edouard Mendy bu bees bi faaw nag mu adapté wu ci façon football bu wuute ak bi am ca Italie. footballu Italie ak footballu Angleterre wuute na ndaxte fee si Italie attaquant yi la plupart bariwul lu ñuy jël espace comme ni ko attaquant anglais yi di defee fee si Angleterre muy latéraux muy excentré muy attaquant dañuy jël espace lu bari mais comme ni ñu koy waxee woon rek mooy Koulibaly am na xel si li ñuy wax gestion de la profondeur ba nga xamante ni kon donte ñee dañuy jël espace war lu mën a am jafe-jafe maanaam xarañam si wàllu tactique. ak expérience bi mu am si footballu italien war na ko mën a amal njariñ ba nga xamante ni fee si Angleterre fa am benn jafe-jafe. ci alxames bii ca Los Angeles ca États-Unis fa Chelsea nekk jamono ji Kalidou Koulibaly amal na fa visite médicale bu wanewul benn rëq-rëq mu des léegi mu signé contrat bi. di yem ak yéen fii di leen ñaanal jàmm ci kanam tuuti le 20h Chérif Cheikh Ahmed Tidiane Diop sera là.